ci boppu xibaar yi ñu daal di dikk ak yéen ci yaatal gi niki tey ji daanaka lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama ci ñoom ñoo ñàkkagum ci réew mi seen bakkan ci jàngoroy mbas mi loolu nag mooy xayma bi tukkee ci ministère de la santé tey ajjuma lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ñoom ñoo amee jàngoro ji ci junni ak juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne doon nañ leen seet niki tey ji ci test yi lu toll ci fukk ak juróom daanaka ñooy cas communautaire yi fukk ak juróom-ñaar ñoo nekk ci diggante dund ak dee kon ña nga Sowétas ñu leen di fàcc lu aju ci wàllu woowu dañ ciy ànd ak lu gën leer directeur de cabinet bu ministère de la santé amee kàddu ga Aloyse Waly Diouf. ci junni ak juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom-ñaar test yi ñu def téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ñoo ci positif téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett di ci ay cas contact fukk ak juróom-benn di ay cas communautaire benn ci Kunun benn ci Kër Massar benn ci Pikine benn ci Bargny benn ci Liberté 4 benn ci Liberté 1 benn ci Benn Tali benn ci Médina benn ci Yoff benn ci Xombol benn ci Mbour benn ci Mexe benn ci Caajaay ak ñett ci Touba. juróom-ñaar fukk ak ñaar ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey fukk ak juróom-ñaari malade ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñetti malade ci bésu démb jeudi 19 juin 2020 ñàkk nañ seen bakkan ci suñu structure de santé yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaale seeni njaboot ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba wàññi nañu fii ci Sénégal juróomi junni ak juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñeenti cas yu positif ñetti junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett wër nañu ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñàkk ci seen bakkan mu des junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ci suñu structure de santé yi ñu leen di traité. kàddu googu bu ngeen ko déggatee xanaa ca OMS la waaye nekkatul ca ministère de la santé tekki na fa ndombol tànkam moom mi nekkoon bëkk nekk di directeur de cabinet bu ministère de la santé amee woon kàddu gi dem na ca kuréel ga ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ci àddina bi wërgal këpp li ko waral nag indi na ci ay leeral dénk ko Ndate Diop ñu déglu ko moom docteur Aloyse Waly Diouf. li ci am mooy damay commencer par remercier monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale. di ko remercier parce que li mu def preuve de générosité la man waroon naa dem OMS bureau pays bi nekk fii Sénégal depuis le mois de mars ma demandé woon nag ci waa OMS ñu bàyyi ma fi ndax xam ngeen ne ci boobu la pandémie bi doon door donc il fallait que ma def sama poste continuer liggéey pour Sénégal continuer liggéey pour ñu xeex coronavirus te defe naa loolu ci wàllum engagement kenn mënul woon xalaat ne am naa ay engagement yoo xam ne dama ko différé léegi nag délai bi dafa jot rek bi ma toogee waxtaan si ak ki nga xam mooy sama kilifa vraiment ma gis si moom générosité gis si moom aussi nit ku sàmm personnel am moo tax bi ñu waxtaanee mu nangul ma mun a dem feneen mais nangu bi mu boole ci ay ñaanal ma te defe naa loolu ci diggante nit ak nit loolu lu may rafetlu. kon daal du dañ laa dàq amul benn jafe-jafe bu am sa digganteeg jëwriñ ji. jafe-jafe wala ñu dàq ma defe naa loolu aussi du lu am buñ ma dàqoon xëy na tey sax du ma xëy di def communiqué suba dinaa toogaat di liggéeyaat ci ministère de la santé li ci am comme ni ma ko waxee mooy am na poste boo xam ne dama fa waroon dem depuis le mois de mars app bi nag moo jot te vraiment bi mu jotee. dem naa waxtaan ak ki nga xam mooy sama ministre de la santé mu won ma ne moom mu ngi may gërëm ci li ma def mais aussi mu ngi may encouragé ci yoon bi nga xam ne yoon boobu laa jël donc loolu rek pour wane ne sama digganteeg monsieur le ministre de la santé vraiment diggante boo xam ne maa ngi ñaan yàlla mu gën ko leeral parce que gis naa koo xam ne nit ku humain la gis naa koo xam ne nit ku généreux la te di ko ñaanal rek yàlla fay ko xolam. Aloyse Deme Alphonse Dikk kon jàpp leen ko Alphonse Thiaw moom moo remplacé docteur Aloyse Waly Diouf kii nag di Alphonse Thiaw conseil technique la woon ca ba nga xamee ni professeur Eva Marie Coll Seck moo nekkoon jëwriñ ñu dénkoon ko wàllu wér-gu-yaram boobaak léegi mu nekk ca pharmacie nationale bu approvisionnement tey jii nag moom moo nekk directeur de cabinet bu ministre de la santé.
ñu dem ci wàllu dem bi ak dikk bi lu ci aju nag ba nga xamee ni ubbi nañ ko ak léegi am na reportage bu ñu leen ci amalal ca gaar bu Baux Maraîchers lañ ko defee foofu nag takk dere ña ngay taxaw di xool ndax askan way tukki di dem ak dikk ña ngay sàmmonte ak lépp loo xam ne moo aju ci takk seen i masque raxas seen i loxo ak li ñu leen sant képp koo xam ne defu ko ci nag am na alamaan bu ñu lay gàll ñetti daanaka juróom benn téeméer jàpp junni ak ñaari téeméer reportage Ndongo Ka. ba ñu ne teggi nañu aaye gi ci woyaase diggante dëkk ak dëkk ci gaaraasu Baux Maraîchers dem gi ak dikk gi ci woto yi di wëy nag di takkarnaase fii nag ci bépp ci ay buntu ñu di ko surveiller laata kenn di dugg da ngay raxasu ba set ci baignoire robinet nag yi ñu teg fu ci demee niki ci entrée principale bi. gannaaw raxasu loxo yi bu duggee ci biir surveillance gi ñu daal di koy gën a tengal ndax takku masque farata la nag ci gaaraasu Baux Maraîchers képp koo xamante ni alkaati yi gis nañ la nga bañ a takk sa masque daanu ko jëflante ak yow. policiers yi chaque instant dañuy def groupe nii dugg si gars yi xool bu fekk nga takkul masque dañ la yóbbu poste. kenn ci coxeur yi ñu dajeel di wuyoo nag ci turu wele muy lijjanti nag client yi nga xamante ni ñooy ut oto yu jëm ca Fuuta mu ni alkaati yi boolewuñ ci ak caaxaan képp koo xamante ni daje nañoo ak yow nga bañ a takk sa masque noo def daan yi nag daal dee tegu sa kaw. nga jàpp di nga fay 3000 wala nga fay 6000 fu mu ne nii ñamoo dugg si gaaram te yoroo masque. ngir fexe ba kenn ku nekk daal dee sàmmonteeg digle yi association des 100 étudiants volontaires de Pikine daal dee ñëw nag ci gaaraasu Baux Maraîchers ci barab bi ñu daal di fi séddale ay téeméer ci ay masque Cheikh Diaw kenn la ci gileeg association. ak période bi ñu toll muy pandémie bi dafa jot ñu gën a mën a waxtaan ak nit ñi pour port de masque yi ça tourne autour de 400 et 500 et quelques masques. jëf ju ni mel ñoom gone yi ni luñ si jublu moo di fàttali ni fi jàngoroy coronavirus daal dee toll ci réew mi bàyyeeku nag doonut lu war te kenn ku nekk si ñun dafa war di jëfee lii di geste barrière yi Ndongo Ka Pikine rajo Futur Média. fii ci Yoff moom jaaykatu lujum yi mbas mi tax na ba daanaka lalatuñu seen i taabal dañuy gàddu seenum njaay di fëgg bunt yi di ko jaay ci biir kër yi ndax gis nañu ne askan wi fekk seetuñu leen ca jaba loolu moom moo sabab lu ni mel daanaka noonee la ñuy jaayee jamono ji dañ ciy ànd ak reportage yu Umu Kalsum li après nga defal ma lii ba dégg nga xoolal ma bu baax pour man dégg nga. boo yegg see ci bërëb bii dañ fi gis benn bâche bu bële bu ñu lal ci suuf ca wet ga nag ay jigéen yu toog ci ay chaise di xaar ngóor si les saam ay nduggam ñoo ngi fii ci gox bi ñu naan Yoff Nëngaañ ñaari buum nag moo tàggale ñi nga xam ne ñoo di jëndkat yi ak fa légumes ya nekk Gora Maar mooy ki nga xam ne mooy jaay lii di ndugg mi mu saam ay suppome carotte ñambi kaani mu ne nag ak jamonoy mbas mi dafa yaxanal dem beeg dikk bi ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi. ak situation bi nu mu demee feebar bi xam nga tasaatoo bi bëgguñu ko xam nga bu ko defee boo ñëwee fii ñu def benn xam nga ngay jaay xam nga bu ko defee ku ci nekk doo dem marché wala ngay dem yenn milieu yi ba feebar bi yàlla def nga ko fay jële wala yooyu daal waaw moo tax nag may yëngu ci affaire yi daal. Fatou Kiné bokk na ci jigéen yi nga xam ne saa su ne day toog di xaar kii di Gora Maar ngir mën a dolli ndugg ñu xamal ne dina tax ba mu wàññi dem beeg dikk bi. bu ko ñëpp doon am mu neex doo déplacé wu da ngay génn rek génn sa ndugg dem duggaat sa kër buñ nga amoon seeneen kii sa ay jën ak yooyu sax day gën a neex rek waaw da nga boo jëndee toog sa kër doo déranger doo wàll kenn même boo feebaree sa kër la yem te loolu baax na. jaayum légumes yi ci koñ bi arrangé na soxna yu bari wante ña nekk ca marché ba ñoom ñoo ngi jooy ndax gisatuñu benn client. kenn gisatuñu benn client bu dugg ci marché kenn gisatuñu dañuy toog di xoole rek jënd bagage mu yàqu ñu sonn na noonu tàyyil bi suñu dimbali mu jóg. ak jamonoy mbas mu bon bi yenn ci ay jaaykat ku ci mel ni Gora Maar day indi ay nduggam daal di ko proposé ñi nga xam ne ñoo di jigéen ñi ci koñ yi loo xam ne dina tax jigéen ñi duñu dem ci marché yi di fa dajaloo mu nekk bërëb boo xam ne day faral di bari nit. ca Saly Portudal la ñu jëm foofu ca Mbour daanaka ay samba boy yu toll ci juróom-ñett ñoom ñoo doon toj kër ya di sàcc seen alal nee ñu sax lu toll ci 20 millions jot nañ ko jël ci 20 ak juróomi kër yoo xam ne toj nañ ko ñoom juróom-ñett yooyu nag am na ci kenn koo xam ne jigéen la am na ci ñaari ñoo xam ne ay étudiant lañ Abdourahmane Diallo lañ ci àndal ca Mbour. gang bu njëkk bi ñeenti nit lañu ñoom nag ñu ngi leen tegee loxo fële ci Saly Bambara ci groupe boobu am na ci ñaari xale yu jigéen keneen ki am 20 fukki at ak ñaar keneen ki am 20 fukki at ak benn ñaareelu gang bi ñoom it ñeenti nit lañu
ci gang boobu tamit am na ci ñaari étudiant juróom-ñett nit ñi nga xam ne police bu Saly ak Mbour teg na leen loxo ñoom ñëpp nag ay sénégalais lañu ku ci mag atum 1982 la juddu ku ci gën a tuuti 2002 ginnaaw bi ñu tegee loxo ñaari gang yooyu nag lépp li nga xam ne def nañ ko ci ñaawteef toll na ci ñaar fukk ak juróomi nit ñi nga xam ne jaar nañu seen kaw daal di sàcc lu toll ak ñaar fukk ak ñaari téléphone ay bijoux valeur yi nga xam ne ñetti millions ak li teg ñaari télé juróom-ñeenti ordinateur ñetti tablette benn iPad ñaari moto Jakarta ak koppar ci lu ëpp juróom-ñaari millions ci fàttali ci fan yu ñu génn ñu bëri dañu porté woon plainte di xamle ni dañ leen cambriolé te ñi def li ni mel ay nit ñi lañuy nga xam ne yor nañu fetal waaye tamit yor jaasi lu ëpp ci ñi nga xam ne nag ñoom la ñu jot a cambriolé duñu ay doomu sénégalais. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. ca Mbour googu sax la ñuy des ndax foofa daanaka ci garda wi doomu Cheikh Béthio Thioune ji di Seydina Saliou Thioune ma nga fa ak ñeneen ñoo xam ne ay taalibey soxna Aïda Diallo lañu ñu teg leen fa loxo ci garda wi ca gendarmerie kii di doomu Cheikh Béthio Thioune bi nag li ñu koy toppee moom Seydina mooy dóor yoo xam ni daf ko def kenn ci taalibey soxna Botoor yi ci tayef la ko dóor ki leneen lii nga xam ne moom la ñuy toppee taalibey soxna Aïda Diallo yi nag mooy yàq yëfu jàmbur te tey ko loolu lañ leen di toppee fii ñuy waxe nag daanaka ñu ngay wéy ba tey ca garde à vue foofa ca gendarmerie coowal suuf moom daal di am fële nga xam ne nag moom mooy ca Linguère ca dëkk bu ñu naan Kamb ak Kamb Pass ak dëkk bu ñu naan Thiamène ñoom ñoo fa nekk di jàmmarloo ci suuf soo xam mi ngi toll ci 10 ak juróomi hectare ci benn tool li ñu xam le nag mooy waa Thiamène mairie ba ñoom ñoo jël suuf sa te dañoo xam le ni waa Kamb wax ni ñoom moomuñu ko te dinañu fexe ba ñu delloo leen seen suuf ndax suuf sanu jël du seen suuf loolu nag moo fa indi coow lu rëy Baye San Diaw lañ ci àndal ci leeral yi. ci dégg ñi koy jàppale di barab bu soriwul dara fi ñu jëmmal bi la tool la maire bu Kamb Biram Ba yëkkati ay kàddoom ngir ñaawlu wile doxalin. benn tool boo xam ne ki nga xam ne mooy maire de Thiamène Pass daal di ko affecté sunu biir commune tool boo xam ne mi ngi toll ci 15 hectares tool bi nag programme bu ñuy wax ANIDA et moom moo ko financé d'après li ñu dégg aussi promoteurs yi ñaari cadre la yoo xam ne ñi ngi fekk baax daara ñun xam nañ leen bu baax ay politiciens lañ ci parti Pastef bu Ousmane Sonko lañ bokk il paraît que ñoom ñoo lijjanti tool bi le maire de Thiamène Pass daal di leen affecté 15 hectares yi. moom mi nekk au conseiller des collectivité territoriale nee na ateb préfet bu Linguère Bassa Sène ci liy coow lu ko bett la. préfet woo nañu pour arbitrer mais ni mu arbitrer ñun doyuñu parce que joxuñu ay argument yu leer joxuñu dalilu boo xam ne day wone ne Thiamène moom suuf si li mu waroon a def mooy arrêter travaux yi ba ñu régler problème bi. maire bi àndandoog ay chef de village ak askanu commune bu Kamb ñi ngi daal di artu. mbir mi nañ ko régler suñ ko réglé wul ñun danañ ko réglé suñ bopp wala ñu xam ne bakkan dana fi daanu loolu nag gënaluñu. kon kilifa yi béjoo bi gàllu ci seenu loos war nañoo gën a fàggandiku ngir àddu bala safaan di ci am. RFM Linguère Baye Assane Diaw. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. FRAPP di mbootaay gi ñoom Guy Marius Sagna jiite ñoom nag taxaw nañu fas yéene taxawu képp koo xam ni dañoo salfaañe sa àq ak sa yelleef loolu la ñu xamle ni daal dinañ ci taxaw xeexal ko képp koo xam ni doomu Sénégal nga te loolu nga jànkonte ak moom ci benn këyit lañ ko xaatim Cheikh Tidiane Diagne moo ñu ko jàngal. place de l'Obélisque boo mayul dana wéyaat di dund li nga xamante ni moom la doon dund ci ay jamono ak yenn ci ay activités de contestation FRAPP boo mayul nag moom moo koy njëkk amal gannaaw ba coronavirus bi duggee ci réew mi ñoom nag lu ñu bëgg moo di ñu daal di respecter lii di droit citoyen yi nga xamante ni institut social dafa daal di dal seen kaw bokk na ci yooyu le daal di gàntal bépp pexe bi nga xamante ni jamono bi ñu ngi koy lal ngir daal di pasare lii di suuf réew mi rawatina ci littoral bi ak itam ci biir réew mi ñoom nag waa FRAPP dañu joxoñ baaraama tuuma état bu Sénégal Sonatel ak PCCI ndax dañoo bëgg ñu daal di fay 14 mois d'arriéré de salaire te ñu ameel ko lu tolloog téeméer ak ñeent fukk ak juróom yi liggéeykat ya fa nekkoon. doléance gu ni mel itam FRAPP posé waat na ko lii di état bu Sénégal mi nga xamante ni dafa daal di ameel 49 mois d'arriéré de salaire liggéeykat yu nekkoon ci ABS Sénégal. AFIP Canada di ab kuréel bi nga xamante ni moom jëli fi ay étudiants yóbbu leen ca biti réew moo di liggéeyam ñoom itam dañ leen daal di joxoñ baaramu tuuma ndax escroquerie bi nga xamante ni laal lañ ko def yenn ci ay étudiants ba tax ni fi mu toll nii bëgg nañu ni ñu daal di fay étudiants yooyu lu tolloog 1 million
ngir daal di réparer yooyu la injustice. ci lu jëm ci wàllu suuf bi tamit doon na li nga xamante ni yitteel na loolu di FRAPP la ñu bëgg nag moo di suuf bi nga xamante ni ñu ngi koy caxat-caxatee ca Baladougou nekk ca Kédougou Kignanbour ak Guéréo ñu daal di ko dakkal ba faw ndax gis nañu ni ñi nga xamante ni ñoo di béykat yi ñu ci bëri dañoo daal di nangu seen suuf. bàyyi na itam xel ña nga xamante ni dañoo daal di daaneel seen kër ca gàddaay ngir ñu daal di saafara seen i jafe-jafe. mairie ca Oréfondé Agnam Dabia ci loñ ñoom i tamit FRAPP lu mu bëgg moo di ñu daal di indi ay leeral si 700 milliards de francs CFA yi nga xamante ni da leen ko daal di jox ci benn financement. FRAPP leneen li nga xamante ni bëgg na ko itam état bi daal di ko dégg te indi ci saafara ci nu mu gën a gaawee moo di quartier Terme Nord jege loolu aéroport Léopold Sédar Senghor ndax gis nañu ni yoon la ñu daal di ko defar ba mu jag ba pare améliorer cadre de vie ña fa dëkk. Cheikh Tidiane Diagne jërëjëf fileek ay simili yu néew Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre dina janoo ak taskatu xibaar yi loolu nag bu ñu sëlmalee jullik àjjuma gi ca Masalikul Jinaan lay doon mu nekk janoo bu muy seq ak taskatu xibaar yi ci xibaar yu mu leen war a yeggee moom Serigne bi loolu ab fileek ab diir la fas yéene doon. RFM bitim réew. RFM bitim réew maa ngi lay nuyu Barthélémy. maa ngi lay fay Baye Ngagne Diagne. ca Mali la ñu jëm foofu nag CEDEAO takku nañu ci maanaam fitna gi nga xam ne am na fa ñu xool nuñ ko saafara. waaw CEDEAO nag mu ngay waxtaan ak ña seq géewum politique ba su ko defee ñu am pexe maanaam saafara ci crise politique bi nga xamante ni moom la Mali nekkee nii mu yemook nag tey ji ci àjjuma ji ñoom waa Mali woote ndaje gu rëy. la ñuy bëgg moo di président ba di Ibrahima Boubacar Keïta tekkil ndombol tànkam ba noppi it nee nañu ñu tas assemblée nationale ba ci cour constitutionnelle ba leeral yi ñu ànd teg Soda Thiam. ñu gis ci googule délégation nag président commission CEDEAO ak ministre affaires étrangères yu Côte d'Ivoire Nigéria ak Niger ñoom nag dañoo daal di commencé di dajeek acteuru crise yi ci ñooñee ñu nemmeeku ci opposants yi nga xamante ni dañoo dajaloo ci lu ñu naan mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques ñu naan ko M5 RFP malien yooyu nga xamante ni ñoom ñooy ñaxtu yépp nag rafetlu nan teewaayu délégation CEDEAO boobe ci jamono ji nga xamante ni metti na loolu seen dëkk ganu ko Mali yooyee nag ñoom lañu bëgg moom moo di ñu daal di dàqandi rassemblement googu nga xamante ni niki aljuma ji la ko mouvement ak parti politique de l'opposition gi fas yéene woon a amal opposant yu Mali yi nag nga xamante ni jamono ji dañoo bootu ci ginnaaw imam Mahmoud Dicko ñoom bañu ñu waxtaan waaye nag dafay fekk ni te nga xamante ni moom la ñuy jàmmaar lool di président IBK moom it mu joué franc jeu ci situation googee nag benn pàcc ñu féete ca présidentielle bi ñoom it nëbbuñu benn yoon que ni am na njàqare comme ni ko kenn ci membre yi di xamle di Abdoulaye Amadou Sy moom nag la mu wax moom moo di CEDEAO rôle am rek lay joué jamono ji te loolu nag lu normal la ndaxte situation bi fi mu toll ca Mali jéggi na dayoo délégation bu CEDEAO bi nag dina wëyal ndaje mi niki tey ji ci aljuma ji laataa nag muy proposer ab plan de sortie de crise. fële ci République démocratique bu Congo Félix Tshisekedi moom teg na plan bi mu fas yéenee xeexe jàngoro mbas mi foofa. waaw njiitu réew mu Congo nee na da njàqare la amee gannaaw situation bi nga xamante ni daal noonu la seen koom-koomi réew bi demee ci jamono ji te li ko waral moo di feebar bi di mbas mi ci noonu la soobu démb ca Kinshasa ci benn programme multisectoriel d'urgence maanaam programme boo xamante ni dañu koy doxal ci ni mu gën a gaawee programme boobu nag la mu ca namm moo di fexe ba wàññi tolof-tolof ya askan wa nekkee rawatina koom-koomi réew ma programme boobu nag ne ñu daal daañ ca def lu toll ci lu ëpp $2 milliards ci ay dollars plan boobu ci ñetti axe lañ ko taxawal bokk na ci gën a dëgëral xeex bi ngir mën a daan mbas mi wuti ay motuwaay ay moyens ak yeneen yu ko demee waaye it fexe ba koom-koomi réew ma gën a stable financement boobu nag nguur ga ca boppam nguurug Félix Tshisekedi nee na juróom-ñeenti weer yu nekk dana ca dugal lu toll ci juróom fukki millions ci ay dollars waaye laaj bi Pape Ngagne Ndiaye moo di ne fan la ñuy jëlee koppar yooyu nga xamante ni rawatina ci réew mu nga xamante ni daal recettes yi taxu ko demee noonu. ci mbas mi la ñuy des ba tey ndax ci Afrique du Sud foofu moom ñi nga xam ne ñooy waa kër docteur yi ñoom ñoo am njàqare ndax eggaguñu ci njobbaxtalu lii di jàngoro ji te ñoom ñi ngi ci ay jafe-jafe. waaw amuñu équipement formation amuñu ko noppi ni dañoo sonn fi mu ne nii boole ci stress bi ñuy dund bés bu yàlla sàkk ñoom nag teewul ñu nga ba tey di ca kër docteur ya di faj. waaye nag njàqare yooyu daal tax na ba seen liggéey di gëllëguse ci jamono ji foofu ci Afrique du Sud nga xamante ni nee nañu piku feebar bi daal ñu ngi koy séntu ci weeru sulet bi ñu dëgmal ci jamono ji nag Afrique du Sud daanaka la mu am ci ay cas ëpp na juróom-ñetti fukki junni
am na lu ëpp ñaari junniy doomu aadama yu ñàkk seen bakkan ci feebar bi di mbas mi. ñu dem ca Mozambique lu toll ci ñeenti alkaati la ñu fa tëj lu toll ci ñaar fukki at yàlla ndax ak boom gu ñu leen jiiñ. dañoo faat benn observateur électoral mbir ma nag juróon coow ca réew ma ay fan rek laata ñuy aman élection générale yafa ci atum 2019 la woon procès ba nag daanaka ni ko nasaraan di waxee c'était un procès inédit foofu la ca Mozambique ndax dañ jàpp ne li ko dalee ci atum 2015 ba léegi nii bari na ay militants yi nga xamante ni dañu yëngu ci wàllum sàmm ak yelleefu doomu aadama yi ak ay woy politique yoo xamante ni dañu leen di teg loxo yóbbu wala boog ñu leen di bundu xataal ak yeneen yu ko demee te lu ci ëpp ci cas yooyu ñi nga xamante ni ñoo di woy kaaraange gi lañ ciy joxar ñi baaraamu tuuma waaye nag ndegam yenn saay duy faral di am ay preuve dafay tax dossier yu bëri ci lu ñeel mbir yooyu le dañ koy faral di teg fële bañati ko lijjanti Papa Ngagne. Barthélémy Ngom jërëjëf gannaaw xibaar yi bitim réew yi xibaar yi mbas mi la ñuy dikk dal ak Anna Rocha. ci waxtu yu mujj yi daal dinañ recenser lu ëpp tuuti junni ci ay infection yu bees ci continent africain bi waaye nag bu ñu sukkandikoo ci Africa News lii mu nit ñi ñàkk seen bakkan depuis ndorteelu semaine bi ci Afrique rombul ñaari téeméer Sénégal nag nit ñaa ngi tàmbale jaaxle ndax ci fan yu mujj yi gën kaa néew dinañ fi nemmeeku ñetti nit ñi ñàkk seeni bakkan ndax jàngoro ji kon fi mu toll nii ñu ngi ci lu tollook juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti nit ñoo xamante ne coronavirus moo leen faat moo ne day ci ndoxteelu weeru juin ñu ngi woon ci ñeent fukk ak ñaari décès kon diggante 1er juin ak démb fukki fan ak juróom-ñett ci weeru juin coronavirus daal dina faat lu tollook fanweer ak juróom-ñaar ci ay nit virus bi mu ngi wéy di law ci continent bi yépp terewul nag lu ëpp ci gouvernement yi ñu ngi woyofal confinement bi fu ci mel ni Afrique du Sud nga xamante ne fa la mbas mi gën a law ci biir continent bi mu ngi waaja ubbi yenn ci bërëb yi nga xamante ne grand public bi daf fay daje yu ci mel ni restaurant yi ak cinéma yi bu ñu sukkandikoo nag ci RFI Afrique nag dina soobu bu baax a baax ci utum vaccin yu ci mel ni réewu Afrique du Sud Égypte ak Sénégal war nañ ci jàpp bu baax a baax bu ñu sukkandikoo ci njiital Centre africain de prévention et de contrôle des maladies de l'Union africaine ndax jàpp na ni ñetti réew yooyule am na jumtuwaay yu mat sëkk ngir jàppale kon continent bi ñu ut seeni vaccin wu bopp daanaka sax dinañ ci amal benn ndaje bu am solo ci fan yi ñu dëgmal ca Europe benn gëstu bu Institut supérieur de la santé italien dafa wone tey jii ne coronavirus boobule mu ngi woon ci foosu Milan yi ak Turin depuis weeru décembre atum 2019 maanaam ñaari weer laata ñoom ñu gis seen malade bu njëkk ci Royaume-Uni nag kilifa yi nga xamante ne ñoom la ñu dénk wàllu wér-gu-yaram lu ñu bëgg mooy ñu wàññi niveau de risque épidémiologique bi jëlee ko ci 4 yóbbu ko ci 3 ndax gis nañu ne mbas maa ngi wàññeeku foofee bu baax a baax loolee bu ñu sukkandikoo ci kaddu ki nga xamante ne mooy coordonné médecin chef yu Angleterre Écosse Irlande du Nord ak Pays de Galles. ca États-Unis itam ajuma ji mooy juróom-ñetteeli fan bi nga xamante ne bilan quotidien bi mu ngi wane ni limu nit ñi ñàkk seeni bakkan ndax Covid-19 bi weesuwul junni terewul nag ba tey États-Unis moom mooy réew ci àdduna bi nga xamante ne fa la jàngoro gi gën a faat ak lu ëpp téeméer ak fukk ak juróom-ñetti junni ci ay nit ñi ñàkk seeni bakkan moo ne de ki nga xamante ne moom mooy immunologiste en chef bi ca Maison Blanche moom dafa jàpp ne situation bi fu mu toll nii jarul ñu jëlaat ay dogal yu ci mel ni confiné waat askan wi. ak RFM kumpa jeex na. dañuy dem ci reportage yu bés bi ca Bawol foofu ca Njaareem Babacar Diouf lañ fay fekki. boo duggee ci biir àll bi ci Bawol béykat yi tàmbaliwaat nañ dem ci tool yi bëgg a commencé waat mbéy mi wante ñemee guñoo dugal machine yi wala ileer yi ci tool yi ndaxte nag dugub ji sax na naam wante dafa ndawagum jiw gerte gi naam am nañu ci jot wante liñ ci jotagum bariwut ba tax ñii nga xamante ni ñoo di béykat yi fi mu nekk nii
seen njàqare teew na Abdou Diagne Battal la dëkk. waaw nawet bi daal fi ñu toll nii moom wax dëgg yàlla dugub ji sax na waaye première taw bi daal vraiment tooyagul moom tooyagul bu jeeguñu gerte waaye dugub ji daal mi ngi commencé sax fi ñu toll nii nag ñoo ngi ci ay njàqare parce que bu ndox mi yéexee ñëwaat mën naa am dugub ji sax ni mën naa dem ba dee wala mu nëb te ko nit dañuy jiyaat. ci beneen dëkk di Bambey Séréer gis-gis gi benn la Michel Diagne nguur gi na def lépp lu mu mën pour jox ñi nga xamante ñoo di béykat gi njiw bu doy te baax. béykat yi amuñu jiw gerte amuñu engrais te loolu vraiment taxul nit mën a wax ne dañuy béy loo xam ne mën na dundal Sénégal wala mën nañu ko dundee donc ça veut dire que toujours dañuy am ay problème balaa mois d'avril sax ku nekk sa kii day jeex li nga am pour dund jeex na. chef service départemental bu développement rural di dalal xel yi di woo tamit béykat yi ñu def ndànk ci jiw mi Aminata Fall. amaguñu benn problème boo xamante daal wax dëgg yàlla boo xamante ne daal bu jara kii la bu jara yëkkati ca kaw la fi mu nekk. may ñaaxaat producteurs yi muy maanaam baykat yi di leen waxal ne gaa jot nañ tuuti ndox mais nekkul ndox moo xamante ne mën na jëmmal ab nawet rawatina mu mën a jiw gerte donc ma leen di ñaan ñu taaxeerluwaat ndax at yëpp xam nañ ne ay faux départ la ñuy am. lu ci mënti xew baykat yi fu mu toll nii pare nañu li ñuy xaal rek moo di taw bu doy bu tooyal suuf si ñu mën a tàmbaliwaat seen ab liggéey Diourbel RFM Babacar Diouf. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ak seen boutique TTBSF ñoo leen di may li ci yéenekaay yi Mohamed Ndiaye lañ ci àndal. jërë ngeen jëf école bi ñu bëgg a tijji yéenekaay boo tijji fekk fa xibaar ba journal L'As xëy ko tuddee plan ngir sauver njàngum ren mi élèves yi war a def examen ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin ca dañu war a ubbi yeneen élèves yi tollagul ci def examen ñoom seenub l'école doxe na fi tëj Mamadou Talla ministre éducation nationale yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ab tournée bu mu war a tàmbali ngir waajal ubbi teg école gi dana dem ca Ziguinchor dem ca Kolda demit ca Sédhiou ngir xool fan la mbiri toll Vox Populi nañu état bu Sénégal bi bëgg ubbi école yi alxames jii di ñëw démb ci kàdduk Mamadou Talla ministre éducation nationale ak Dame Diop ministre formation professionnelle wax na fi mu fas yéenee jaar bu ubbi école yi ngir gone yi waajal examen dem jàngi ci lu àndut ak benn ñol-ñol Soleil national moom it xëy ñoqali ci wax ji ba dañuy wax ne ay coppite mu di réaménagement la ñu indi ci calendrier scolaire bi examen certificat yi ñaar fukki fan ci weeru août ca la ñu ko jàpp examen BFEM yeeg yu baccalauréat yi ñu jàpp leen ci weeru sàttumbar journal Sud Quotidien moom amee xel mu yari ci yëf yi jàpp na ne ubbi école yi ci réew mi ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin bu ñu ci jëlul matuwaay yi war risque bu rëy la nar a doon li ñu daloon ñaari fan ci weeru juin bi école bi demee bay waaja tijji te tijjiwul loolee mën naa amaat sa ne am nay syndicat jàngalekat yu tàmbale yëglu ak kuréel gu ci mel ne collectif des gouvernants scolaires ñoom li ñu gis moo di gouvernement bi dafa bëgg a patam-patamee yëf yi mbirum taf yëngal la ko bëgg a def ndax li ñu naan protocole sanitaire respecté wuñu ko ci mbir yi te it bàyyi wuñu xel nawet bi te daanaka dugg si na ba tàmbale indi jafe-jafe ci diiwaan yu ci mel ne Kolda ne foofee abri provisoire ñu fa defaloon élèves ya nawet ba sàkkal na ko pexe yàq na ko Le Quotidien nañu moom kay dafa neexut a dégg rek waaye ay risque am na ca ni ñuy séq njàngale mi du ñëm ñëpp ñëw ca déggoo li ñu bëgg a def it ak li protocole sanitaire bi santaane du benn leneen li yéenekaay bi nañu moo di nawet bi dugg si na te ku ne xam na ne fii ci Sénégal jàngi ci nawet yomb fi Cheikh Mbow jiital ko si def ni ñu ci xët mu njëkk Le Quotidien gouvernement bi yéenam rekk la matal ne li ko taxoon di dañi moo di seet nu mu mën a def ba weeru juin gi bañ koo rëcc L'Observateur nañu loolee lépp bu jàllee leneen coow am na ca coow li moo di ñi seeni doom nekk ci école privée yi te war a def examen dafa am ci ñoom ñoo xam ne borom école privée yi dañu ne leen balaa genn gone dugg ci classe yi il faut que dañuy fay weeru mars gi weesu fay weeru avril gi weesu fay weeru mai loolee nag la yenn parents d'élèves yi ne mukk xel xalaatul ñuy fay lu seeni doom jàngul Bakary Badiane bokk ci kuréel gëmb parents d'élèves yi ci réew mi ni ci L'Observateur école privée yooyee di laajub xaalis bu ñu bëggee ku leen fay nañu ko laaji état bi état boobee njiitam di Macky Sall mi ngi waaxu mu rëy boole kook dëgg tànk yu dëgër ci xët mu njukk enquête dina kay ñaxtu yeeg xultu yeeg njàmbat yi am ci réew mi mu di ci politique bi di ci social bi ba ci anam yi ñuy xeexe coronavirus bi ci réew mi moo waral yéenekaay bi di laaj makkeeg ñi mu àndal fan la ñu jëm enquête dina kay nañu li mu amul ab premier ministre bu nekk ci wetam moo waral moom président Macky Sall moom rekkee jàmmaarloog coow li di ko ñàkkantee gaay yi wéet gu mu wéet tax na lu dikk rek dal ci kawam ci kaw taxawaay bi gouvernement bi amee ci xeexum coronavirus bi Maurice Soudieck Dione dib docteur ci wàllu science politique ne waa enquête dina kay weñ gaa nga bañe ca mbànjaxaan ga yëf yi dañu cee teel a dugal politique moo tax it politique baa ngi ne ci lëjj jëwriñ gi ñu dénk wàllu santé ci réew mi di Abdoulaye Diouf Sarr xëy na ne lëjj ci xët mu njëkk Source A waxtaanam ak journal Source A journaliste Source A yi grand oral lañu ko tuddee député Aïda Mbodj mi bëgg ñu woolu ko ci assemblée
assemblée nationale mook Mansour Faye ngir ñu leeral ci wax joojee ci la Abdoulaye Diouf Sarr njëkk a tont nee na Aïda Mbodj acteur politique la bu ñu jox cër ci réew mi li mu def wareefam la en tant que député te man Diouf Sarr gisuma ci dara lu ay aw yoon la ñu may ngir ñu mën a dem fa lépp yi leere di ci assemblée nationale ngir leeral fa suñu taxawaay ci coronavirus bi libération nee nañu fa mu tegoon tànkam ba léegi tegyu ko mi ngi wéy di jël ay bakkan ci réew mi ndax démb rek waa ministère de la santé ak action sociale xamle nañu yeneen ñetti nit yu faatooti ci réew mi ndax coronavirus juróom-ñaar fukki doomi aadama ak juróom-benn la jàngoroy coronavirus gi rayagum ci Sénégal te ci ñoom fukk yaa juróom-benn ya journal Libé nee nañu ci ñeenti fan yi ñu weesu ca la ñu faatu Le Quotidien nañu ca Fatick it am na fa juróomi élève gendarme yu fa corona Vox Populi nañu ca Touba dafa am seen nas ndaw su amee woon coronavirus mi ngi tolloon ci juróom-ñaar fukki at ñu yóbbu woon ko ca centre de traitement ba ca dëkk ba doon ko fa faj ay mbokkam dem jëli ko génnee ko l'hôpital yóbbu ko këram ca kër ga fa la faatoo faatu yekk moodu ye ci bitim réew L'Observateur nee nañu jamono ji ñoo ngi cib coono bu rëy ñoo ngi dund loolook looloo ndax Covid-19 bi cabinet Red Development Advisor moo def ab gëstu bu wane ne téeméeri moodu yoo jël juróom-ñett yi ab diire ngi yónnewuñu dëkk ba ndax amuñu lu ñu yónnee te lépp corona bi la. Savon de Marseille Alphé seen gamme Opalia seen quincaillerie AAD Abdou Alima Diop ak seen boutique TTBSF ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mohamed Ndiaye ci yéenekaay yi ñu daal di dikk nag jeexale ponk bi aju ci wàllu gis-gis point de vue tey nag ñu jagleel ko wàllu garde à vue ci loolu ñu di ci ànd ak ki di maître Pape Sène moom mooy président bu comité sénégalais des droits de l'homme waaye ànd ci itam ak maître Abdoulaye Babou nekk avocat nekkoon itam alkaati ñu am mbégte ci dalal leen njëkk ñu nuyu maître Abdoulaye Babou bu fekkee jàppandi na maître ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu nuyu itam waaw baal ma ñu nuyu maître Pape Sène. dama nekk émission oui. ñu nuyu maître Pape Sène ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay bu baax. jërëjëf ñu tàmbalee waxtaan bi ak maître Abdoulaye Babou maître Abdoulaye Babou mu mel ni ponk bi ñuy waxtaanee moom war xam nga ko du ñu wax war nga koo xam sax ndax bu ñu la dégloo mel na ni nekkoon nga officier maanaam policier ci diir boo xam ne même bu yàggul itam nekk nga ko teg ci nekk avocat ponk bi ñuy waxtaanee tey muy garde à vue ndax mën nga ñu wax nan la ko code pénal tërale bala ñuy dugg ci waxtaan bi. waaw ma nuyu sama xarit. sama rak sama xarit. maay magam ci liggéey bi mooy Pape Sène sama coloré la. alors effectivement sama carrière maa ngi ko commencé par nekk officier de police. mooy bi ñu jëkkee organiser concours en 1974. ma teg ci ñetti at dem tugal dem jàngi. alors ci wàllu yi ñuy waxtaane tey am na solo. parce que sooy xañ nit maanaam liberté am il faut nga am foo koy wekk. moo tax soo jëlee code de procédure pénale da lay wax nan la garde à vue di tëddee. garde à vue ñaari fànn la am benn bu njëkk bi su dee li ñu tuddee vérification d'identité maanaam policiers yi dañuy wër xamaguñu yoon may na leen suñu gisee quelqu'un boo xam ni seen xel la ci nekk ñu téye ko néggandiku mais boobu du mën a passer 24 heures moom la ancien policier yi xam di ma déglu tuddee VI vérification d'identité wante diir boobu su passé ñaari yëf a mën a am soit ki nga doon seet du moom nga ba ko mu dem soit nga foog ni moom la su boobaa nag ñu changé régime bi mu nekk vérification maintenant nga del sa procédure bu garde à vue garde à vue xañ liberté la code de procédure pénale moo ko tëral bu njëkk bi ki nga foog ni am nga ci mboom ni am nga njort ni am na lu mu def lu mu deful kooku mënoo koo téye plus de 48 heures maanaam à l'issue de 48 heures mooy ñaari fan nga xaj ko liberté am soo gisul li ngay wër wala pareegoo da ngay bind lettre procureur ni ko autorisé ma maanaam may ma sañ-sañ yokkaat garde à vue bi yeneen ñaari fan ma mën a àggale sama enquête. donc kon day jóge ci 48 heures day jóge ci 48 heures dem ci 96 heures maanaam jóge ci ñaari fan dem ci ñeenti fan.
mais li ma lay wax mooy régime général attention hein parce que réew mën na toll ci ay jafe-jafe mais beneen cas la moom su dee jafe-jafe comme ay état d'urgence état de siège wala daal situation anormale boobu am na ay textes particuliers d'accord yuy waxe ni mën nañoo denc diw di mais da koy passé mais lii ma lay wax en temps normal yi généralement yi policiers yi appliqué ak gendarmerie d'accord noonu lay tëddee 48 heures 96 heures soo paree 96 heures nag quel que soit alpha da ngay yóbbu sa dossier mais soo paree 48 heures da ngay ñaan procureur mu ni may naa la ko continuer soo paree 86 heures nga defeere par la force des choses. d'accord jërëjëf maître Babou dinaa dellu si waat ak yow maître Pape Sène dégg nga ni nga xam ne noonu la ko misaale xam naa ni loolu réeru la ci code de procédure pénale ni nga xam ne noonu la leerale la garde à vue waaye dafa wuute ak ñaari li ñuy gis dañuy gis ñenn ñi léeg-léeg nga gis koo xam ni sax dañ koy menotté ci garde à vue léeg-léeg da ngay gis koo xam ni itam dafay nekk ci biir violent ci garde à vue dañuy gis koo xam ni rek dafay nekk ci jafe-jafe ci biir garde à vue loolu di nga dégg ñoo xam ni dañ koy nettali li ñu dund ci garde à vue ndax loolu ànd na ak àq ak yelleefu nit ki te sàmmontewul ak code de procédure pénale. waaw jërëjëf damay delluwaat rek di nuyu suma grand frère suma naataango ci wàllu avocat di maître Abdoulaye Babou di suma ancien aussi comme ni mu ko waxee bu baax vraiment ñu jàng ci ñoom lu bare bare may wax ne rek leeral yi mu indi ci garde à vue ci ni ñu ko war a déggee defe naa ne leer na mooy maanaam ñu xam ne bu ñu nee nit ki mu ngi garde à vue te dañuy seetlu souvent ci suñu langage courant bu nit ki nekkee police rek wala gendarmerie doonte dañ koy téye benn fan comme ni mu ko waxee ñaari fan ñetti fan ba ñeenti fan ba jëm kaw dañu naan jàpp nañu ko mu ngi kaso alors que loolu xëy na langage la nii mais en réalité garde à vue bokkul ak ku dem kaso nit ki bu fekkee dañ ko téye garde à vue c'est parce que officier de police judiciaire yi nga xam ne ñooy mener enquête ci wàllu flagrance wala ci wàllu enquête préliminaire ci suñu commissariat yi ak suñu brigade yi dañuy jàpp ne nit ki kat comme ni mu ko waxee am na ay indices yoo xam ne nii mën na leen a tax tey ñu war a ubbi benn enquête bu war a jël temps tuuti ñu ne nañ ko téye pour mun a conserver suñu ay éléments de preuve yi ñu jot a am loolu moo tax ñuy téye nit ki ci police bi wala ci gendarmerie bi téye boobu nag suñu loi daf ko encadrer parce que ci loolu la ñuy njëkke d'abord bala ñuy wax li nga xam ne réellement mooy xew ci biir commissariat yi ak brigade yi mais jumtukaay yi nga xam ne suñu réew jël na ko parce que kii wax ak yéen xëy na avocat la mais ku yore ak yelleef doomu aadama la aussi parce que wax nga ko léegi kuréel gi may jiite institution nationale moom moo nekk di wàllu promotion ak protection droits de l'homme ci wàllu international dañu xaatim ay convention yoo xam ne ni Sénégal dafa dëppook moom ci jël ay loi ak ay règlement ci biir réew mi wax nañ ko léegi ci wàllu tubaab defe naa ne am na ci bu ci gën a am solo boo xam ne ni yàggul dara te muy tax ñu mun a wax ne kat nit ki bu nekkee ci garde à vue sañ-sañam yii dañ ko war a sàmmonteel mooy mu war a mën a am avocat boo xam ne ni daf ko fay fekk waxtaan ak moom di xool également nekkinam loolu la ñuy wax la présence de l'avocat dès l'interpellation te article numéro 5 du règlement numéro 5 de l'UEMOA wax ko ci espace UEMOA Sénégal jël ko def ko ci code de procédure pénale am mais également bu weesoo loolu am nañu ci wàllu àq ak yelleef doomu aadama benn mécanisme national boo xam ne ni ONLPL lañ koy wooye observateur national des lieux de privation de liberté nga xam ne moom mooy saytu nit ñi ci seen nekkinu kaso ak ci nekkinu garde à vue yi te moom saa su ko soobee rek saa mu ut autorisation ci ministre wala ci keneen mën na dem def benn visite foofu xool nekk ñu noonu nan la nekk defe naa ne loolu également avancée significative la pour mun a toppatoo àq ak yelleef doomu aadama waaye bu leen weesoo loolu maanaam nga may ma daaneel ko procureur de la république aussi parce que xam nga ñoom bu ñuy def seen enquête bay téye nit ki garde à vue ci ndigalal procureur lañ koy def souvent ak ci xoola maanaam ci gëstu procureur moo koy surveiller procureur yooyu yoon daf leen may de façon inopinée saa su leen soobee ñu wàcc ci commissariat yi di visiter di xool li nga xam ne mooy main courante yi registre yooyu ñuy tenir vérifier est-ce que nit ki ñu jàpp wax nañu lu tax ñu téye ko nit ki ñu téye ci yan anam lañ ko téye kon defe naa ne ci wàllu jumtukaay am nañu loo xam ne ni tey mën nañ ci sukkandiku d'accord jërëjëf maître Pape Sène dinaa dellu soit ci yow maître Babou maître Pape Sène énuméré na lu bëri loo xam ni mën nañu wax ni bu ñu sàmmonte ak moom daanaka sàmmonte nañ ak àqu ki ñu tegandi loxo ki nga xam dañ ko tegandi loxo ci garde à vue mais ndax loolu ñi ngi koy matale
ndax ñi ngi koy matale parce que buñ ko matale woon xëy na coow lu di am ndax ñi ngi matale sa avocat ñëw teew ndax ñi ngi matale sàmmonte ak sa àq ba xëy na duñ la def ci violon wala duñ la takkal ay menottes yooyu yëpp ndax yooyu ñaare ñi ngi koy matale ak buñ ko matalewul lan la mën a yàq ci àtte bi bu fekkente ni da egg na ci àtte. waaw mën naa la ci wax ak tuuti. ndax du xam nga ñi mën a suub la. dëgg la dëgg la loolu dëgg la. maa ngi 30 ans. ci avocat. mais sama carrière ba ma nekkee xale 24 ans ci police laa ko commencé. am naa 7 at police 2 commissariat central bu Dakar. benn bu Jëppal. fa laa jóge en 1977 boobu mag ñi ndaw lañu dem jàngi waat tugal soog a nekk avocat. kon nag mën naa la wax ni le du xam nga ñi mën a suub la. dëgg la li ma la mën a tigal benn. mooy Sénégal def na effort yu bare bari. ci àq ak yelleefu doomu aadama. ça moom loolu am na. bu ñu comparé policiers yu jëkk ya ak policiers yi léegi. pour ñaari fan. d'abord policiers yi am nañu formation. mais ensuite léegi nit ñi di diplômé dem ba au niveau du doctorat di retourner nekk commissaire de police. du dëgg. ensuite Sénégal signé na accord yu bare bari yoo xam ni. ci àq ak yelleefu doomu aadama. dëgg la ñi ngi ciy teg seen bopp. dëgg la mais ensuite. mais ndax li ñu signé ñi ngi koy jëfee ndax. signature ci laa doon jëm nag. voilà. gis nga. soo amee procédure boo xam ni ñun avocats yi loolu la ñuy jëkk a xool est-ce que suñu client jox nañ ko yelleefam ak akam. xam nga ñun loolu la ñu jëkk a xool. gis nga suñu amee firnde ni suñu client kenn joxu ko akam xam nga lu ñuy jëkk suñu demee tribunal. dañ ko bëgg bala ñoo wax dossier bi. bala ñoo wax dossier bi xam nga lu ñuy wax. waaw ñun dañuy soulever in limine litis. in limine litis. mooy wax ji jiitu. monsieur le président. kii yaa ngi koy bëgg a juger tey. mais salfaañe nañu. akam ak yelleefam. annuler procédure bi. gis nga xam nga ne am na solo. procureur jël décision ni dama lay poursuivre. nga ñëw ñu annuler dossier bi. te loolu du benn du ñaar. il suffit rek li ngay wax nga teg ko ci dëgg ubbi code bi ubbi article 5 boobu muy wax. ubbi code de procédure pénale su kii àtte amee firnde ni jalgati nañu yelleef ak maanaam waa ji ñu kii xam nga lu muy defa annule la procédure waa ji gën dem yoonam. donc loolu moom mën naa koo dëggal te keneen du ma weddi Sénégal dëkk la boo xam ni. léegi ci ak yelleefu doomu aadama yi dañ koy respecté. ci ñàkk respecté ak xam yooyu ndax ci tribunal bu fekkente ni maanaam dañ ko faa dóor wala dañ ko faa gaañ ci garde à vue wala dara ndax loolu itam mën na indi lu soppi enquête lu soppi atte. mais évidemment ci ñaari niveau. d'abord suñu amee ni firnde ni kooku dañ koo gaañ déjà procureur ci boppam. suñ koy déféré di ko indi ci parquem moom tam day jël ay matukaayam. nañ ko indee su dee toj nañu bëtam wala xaañ nañ ko bala mu koo placé da koy daal di yóbbu hôpital. hôpital wax liggéeyam. ñu ne nii la ñu indilee waa ji door nañ ko fii damm nañ loxo bi moom parquet ñooy jëkk a jël seeni matukaay. nii la ñu indiyee nit ki ñu def ci PV bi suñu defee ci PV bi ba pare même suñ koy atte mais avocat bi moo koy jëkk a wax. avocat bi koy défendre mooy jëkk a soulever. d'accord ni kii dañ ko kii bàyyi nag tribunal bi da koy daal di annuler. waaw parce que def liggéey jaar ci yoon la ñu wax. mais Sénégal amul bundu xatal. amul laggal. amul torture loolu kenn na ci réew mi ci ni nga koy dundee. ku ko def nag par hasard. waaw léeg-léeg sax bu du yàgg sax ñu dégg ci bakkan yu rot ci garde à vue dégg nañ ko. exactement du yàgg mais su loolu amee loolu. voilà d'accord naa. non seulement. alors procédure bi dañ ko annulé mais jàppal ni aussi dañuy ubbi enquête dañ koy annulé moom bu ci bakkan xasee rot procédure boobu. moom voilà rot ak bañ a rot dóor rek Sénégal amul dóor. d'accord xaaral mu ñëwaat ak. ka ko def tam dañuy ubbi procédure contre moom agent ba ko def. am na Sénégal ba tey. d'accord
voilà. D'accord maître Pape Sène sànq rek bi may jox kàddu gi maître Abdoulaye Babou li nga énuméré laa doon wax mu nekk jéego yu am solo yoo xam ni ratifié nañ ko mu jëm ci àq ak yelleefu doomu aadama te loolu itam nekk loo xam ni yow moom nga gàlloo ndax nemmeeku nga ni ñi ngi koy matale ndax amuloo ay plainte yoo xam ni askan wi ñi ngi koy ñëw di ko wax ci sa kuréel ñun lii lañ ñu def lii la ñuy jànkonteel ndax yooyu du am ak yan taxawaay ngeen ci am. waaw matale moom defe naa ne suñu borom rek moo ko man mais li am solo ñun te ñu wax ko mooy est-ce que jël nañu matuwaay yi ñu war a jël pour que ñooñu nga xam ne dañ leen di placer en garde à vue ñu mun a sàmmonteeg seen àq ak seen yelleef defe naa ne loolu moom lañ doon wax ni léegi donc du ñàkk que ça soit aux États-Unis en France dans tous les pays du monde nga gis ñoo xam ne ni dañuy teg toujours réglementation ñu jéggi réglementation boobu mais li am solo mooy ndax bu ñu ko jéggee am na lu yoon prévoir pour teg leen ay daan loolu la maître Babou doon wax léegi wax na ko ci wàllu PV yi mooy acte yi xam nga bu ñu defee enquête préliminaire wala enquête de flagrance nit ki nga xam ne dañ ko placer en garde à vue dañ koy interroger def ay constatation bind ko ci PV boobu li ñu yónnee procureur te ci procureur ci PV boobu lay sukkandiku pour entamer des poursuites soit mu indi poursuite de flagrant délit wala mu dem instruction donc loolu ci lay sukkandiku kon nag ci PV boobu lay sukkandiku suñu yoon dafa wax ne bu fekkee ne que PV boobu dëppoowul ak charte yi nga xam ne moom la ñu wax muy présence de l'avocat nga war a def visite médicale ñu bañ la koo defloo wala sax ñu bunduxataal la fa bunduxataal yoo xam ne nii comme ni mu ko waxee am nañ ci ay firnde su boobaa suñu ñëwee tribunal bi nga xam ne mooy àtte am na possibilité censurer procédure maanaam annuler te bu ñu la annuler dañ koy bàyyi mais bu weesoo loolu acte yi officier de police judiciaire yi jël te ñu mun ko sanctionner suñu loi prévoir ko mais officier bi ci boppam am na sanction yu mun a dal ci kawam parce que bu fekkee ne que ni mu ko décrire léegi nit ki déféré nañ ko au parquet procureur nemmeeku ci yaramam ne am na ay gaañu mu yóbbu ko hôpital ñu xool ko def autopsie maanaam saytu ko ba def certificat médical wane ne kat ay gaañ-gaañ la te ñu imputé gaañ-gaañ yooyu officier de police judiciaire bi su boobaa mën nañu ubbi ay procédure contre ces officiers de police judiciaire te chambre d'accusation mun na dem ba xañ ki nga xam ne mooy officier de police judiciaire boobu sa qualité d'officier de police judiciaire kon defe naa ne suñu réew li maître Babou wax ci wàllu jumtukaay teg nañu lépp lu ñu war a teg nañ ko teg na application bi mooy suñu problème teg nañ ko application bi la ñuy wax maanaam fee bi am terewul ne que jumtukaay yi mu ngi fi. di ñu wax texte yi nii texte yi neex na dégg mais application bi mu bu ñu demee bay wax loolu rek la ñuy wax am nañu loi buy wax ne dañu tere kuy sàcc. terewul nit ñaa ngi sàcc mais li am solo mooy est-ce que teg nañ ko waaw teg nañu ko ci wàllu garde à vue. est-ce que kuñ ci jàpp ñu ngi lay sanctionner effectivement mën naa la firndeel en tant qu'avocat que à plusieurs reprises nos juridictions répressives ont annulé des procès-verbaux parce que tout simplement dañu violer les règles en matière de garde à vue. maître baal ma ñëwaat ci yow maître Abdoulaye Babou du torture rek maanaam du torture ci dóor ak leneen am na beneen boo xam tam dañ koy faral di gis ci garde à vue maanaam nga toog ci benn chaise doo fa jóge bu officier bi ñëw wax ak yow ba nga yaakaar nelaw nga keneen ñëw c'est-à-dire mu nekk loo xam ni mentalement ci sa xel ci sa xol daf lay sonal est-ce que loolu itam nekk na bokk na ci loo xam ni maanaam code de procédure pénale digle na ko ci garde à vue. waaw li ngay wax. C'est une application vicieuse de la loi xam naa ci dara. du xam nga ñi mën a subla def naa au moins avant may delluwaat France jàngi 3 ans nekk officier de police judiciaire officier de police. xam nga généralement policier dafa am mentalité xam nga mentalité bi mooy lan mooy day bëgg a am dëgg te dëgg googu nu mu koy wute problème yi loolu la nu muy amee dëgg yi alors. Il y a 2 façons soo bëggee nekk strict lu la waa ji wax da ngay bind mais xam nga kay def musiba day mim nga def sa procédure bàyyi am na ñoo xam ni ndeysaan xamoon naa ci kenn yàlla na ko yàlla yërëm mi ngi tudd Souley Camara ku dégg commissariat central xamoon nañ ko dafa xarañoon ci enquête moom yàlla ko mayoon dana def ay fexem ba li mu bëgg mu am ko mais c'est à la limite de la légalité xam nga tam enquête xarañte la boo xam ni ka ko ama ko am parce que ki def musiba dugg feeñ day nëbutu kee tam mën a xam xarañ donc maanaam y a une limite à ne pas franchir reconnaître droit ki ñu arrêté ba pare aussi def sa liggéey pour feeñal li am parce que bul foog ni ku ñuy jiiñ rey
ku ñuy jiiñ cambriolage généralement ñoom ay kayit la ñuy doon de. dëgg la mën ngaa ñëw taxaw fii ñu ni zëmm duñ la wax dara. yow soo lemee tous doo ko am en tant que policier. bu boobaa da nga koy bëgg a yëngal da ngay daal di bëgg a dóor wala da ngay bëgg a def leneen. exactement nag tentation booboo bon. bëgg am résultat par force. maanaam les policiers sont fatigués ndax ñaari impératif la ñu am benn bi. te boo dóoree yaa ngi jalgati boo dóoree yaa ngi jalgati yoon. exactement voilà wax nga ko. ok am impératif réussir dossier deuxièmement am na impératif aussi respecter les droits. donc mbir mi limite bi foofu la. donc soo ci amul xarañte. soo ci amul muusante soo moytuwul da nga def procédure doo gis dara. d'accord te généralement. mentalité policier mooy dafa bëgg am ndam. d'accord jërëjëf maître ay dossier. jërëjëf donc maître c'est ça la limite la loi. maître Pape Sène lan ngay sànni rek ci kàddu yooyu tàggoo ci wàllu wi. parce que waxtu waaw bi loolu dañuy distinguer ñaari mbir. parce que xam nga ki nga xam ne dañ ko convoqué pour auditionner ko nekkagul en situation de garde à vue. mu jóge këram ñëw effectivement mën na ñëw ci commissariat bi wala ci brigade bi ñu xaarloo ko lu yàgg. xëy na loolu mën na ko installer dans une psychose dafay am. mais beneen bi mooy ki nga xam ne que dafa nekk en situation de garde à vue kooku moom su fekkee situation yi am na mën nañ ko méngale ak le temps de repos parce que xam nga ci suñu code de procédure pénale dafa am temps de repos boo xam ne ni officier de police judiciaire bi war na ko may personne bi ñu placé en garde à vue mënuñu la rek xëy par exemple di déglu suba ba ngoon suñu la dégloo ba yenn heure yi war nañ la may 1 heure de temps nga noppalu ñu jëlaat la beneen kii defe naa ne loolu yoon moo ko tënk te bu fekkee ci situation yi la ñu nekk dafay jàpp rek ne dañuy jàpp rek ne officier de police yi dafay sàmmonte ak li nga xam ne mooy réglementation. jërëjëf maître Pape Sène maître Babou ci kàddu booy tàggoo rek. tàggu leen rek man maa ngi Touba di waaj julli dëgg la ça me fait plaisir nga fasaale ñu ci ñaan. voilà nee nañu police moom soo ko nekkee. policier un jour policier pour toujours. ba léegi expérience police daf may jëriñ ci sama liggéey. jërëjëf et quand même muy force de police et de gendarmerie du Sénégal gàcce ngaalaama. jërëjëf la preuve ils sont sollicités même au niveau international. merci c'est des gens très professionnels ba pare jàng boole ci. merci beaucoup jërëjëf kon mbokk yi mu nekkoon gis-gis ak rajo Futur Média aju woon ci xibaaru digg njolloor gi ñu leen di gërëm bu baax maître Abdoulaye Babou lañ ci àndaloon ak maître Pape Sène ponk waxtaan bi nekkoon wàllu garde à vue ni ñu koy amale ci commissariat yi ak gendarmerie yi ñu leen di jox daje incha allah ci beneen jotaayu xibaar bi ci àllande